APR tey yéen a génne ci au sein de l'Alliance de la République li nga xam ne moom mooy seen résolution ni ngeen dàqee woon Moustapha Diakhaté tey noonu ngeen dàqee tamit Moustapha Cissé Lo ci lan ngeen sukkandiku ci ni ko Moustapha Diakhaté waxatee ngir mën a dàq kii di Moustapha Cissé Lo. waaye ci li ñu sukkandiku su ma ci waxee li ñu sukkandiku def naa dañ ma war a dàq fii ma nekk nii fi ma toog nii parce que je ne suis pas membre du secrétariat national exposé des motifs yi liiruma ko xaw ma ko donc li ma mun a jàpp mooy dans une organisation effectivement dans le parti il y a des textes am na règlement intérieur mais si je me rappelle très bien je crois que à un moment donné on avait senti la nécessité de mettre en place une commission de discipline loolu lu texte mun a wax la. oui mooy bi Abdoulaye Badji jiite waaw li loolu am na. maintenant est-ce que dàq bi waroon na am warul am loolu c'est un mën naa ne le commentaire est libre mais am na fenn foo xam ne mun naa ci jàpp ci Moustapha li mu wax c'est-à-dire que ñaari mbir mu def ci nekk man mbir bi mu jógee parce que man yàlla rek a tax may wax man dama foogoon ne affaire bi ça s'est passé avant-hier mais après lañ ma ne affaire bi yàgg na. audio yi yàgg na. audio bi ñu tasaare. waaw ñu yàgg na donc ça c'est un premier élément le deuxième élément c'est que am na ku fuiteeloo affaire bi kooku kan la. c'est important ñu xam ko. troisième chose bi mooy contenu bi li nekk ci audio yi day na waar trop léegi la commission effectivement il y a des camarades qui sont là-bas ils se sont fondés certainement sur le contenu pour prendre la décision d'exclusion dama leen koy concéder mais en vérité man bu ma amoon exposé des motifs bi xam sur dalañu la mën a sukkandiku ci laay gën a mun a argumenter. waaw peut-être mais li ma jàpp ba jàpp ko man dama yaakaar naa ne c'est vrai que Moustapha Cissé Lo a commis une grosse erreur Ki Futé a commis une grosse erreur léegi devant une telle situation est-ce que parti bi mënu doon def médiation voilà entendre les deux parties parce que mën nañ def investigation ba xam Ki Futé ki bi la. mais xanaa am leen comité des sages ni mu amee ci. non am na bien yeneen i parti yoo xam ne dañuy négocier xool y a même une convention des sages. c'est-à-dire que loolu liggéey bu waroon mun am la ça n'a pas été fait je ne sais pas le pourquoi mais li ma jàpp ba ab jàpp mooy y a des faits et y a une décision qui a été prise léegi nag décision bi ñu jël exclusion définitive bi am na ñu mu arrangé am na ñu mu arrangé wu am na ñu ci ànd ci parti bi am na ñu ci àndul ci parti bi mais comme ñun suñu posture bi du ñu mun a may ñuy wax loo xam ne gëmuñ ko wala xamuñ ko suba ñuy génn di xool ñi di sëgg moi je ne fonctionne pas comme ça. donc li ma jàpp ba jàpp ko daal mooy. y avait beaucoup de possibilités. possibilités yooyu benn lañ ci jël. exclusion définitive bi damay rappeler peut-être pour ñi nga xamee ne xamuñu ko par rapport ak exposé des motifs boobu nga xamee ni commission de discipline bi génne na ko ndax bu ñu ko tënkee dañuy xamle daal ni dañoo sukkandiku ci article 3 4 14 19 ak 20 yu statut Alliance pour la République boole ci ne daal ni article 25 ak 26 bu règlement intérieur bu Alliance pour la République lu ñu constaté mooy jëfin ak waxin bu seen camarade di Moustapha Cissé Lo jàpp ni ce sont des propos empreints d'une indécence que récuse la morale yamuñu ci ñu ne ni dañoo gis wala ñu seetlu ni dugguleet muy am ci yenn ci ay camarades du parti bi ñoo xam ne dañuy yëkkati yenn kàddu yoo xam ni dafa méngawul ak doxalinu réew mi méngawul ak doxalinu parti bi te ñu jàpp ni kon loolee yëpp dafay gàkkal parti bi di APR moo waral ci motif yooyu commission discipline jël décision wu prononcé
l'exclusion définitive de Moustapha Cissé Lo ci Alliance pour la République ngi yemuñu ci di dànqaafu tamit ñi nga xamee ni ñoom ñooy yeneen i camarades ñuy bokk ci biir parti bi ñi nga xamee ni dañoo am yenn ci ay tenue wala wax yoo xamee ni mën na gàkkal parti bi di APR avant may ñëw ci Moustapha Diakhaté ndax xam naa ni bëgg na ci àddu. li ma lay bëgg a teg waaw Moustapha da nga lim article yi ñu tudd daam buñ tëb. te mu am solo lool ci wax ji. ñoom dañ ko tëb. muy ban. mooy l'article 22. waaw parce que 3 4 14 19 ak 20 lañ wax tëb dem 25 26 lan la article 22 boobu wax. 22 daf ne. sauf muy lu jàmp. loo xam ne bu ñu ko defu dëkk bi tàkk wala parti bi tàkk képp koo xam ne dañ laa war a sanctionner. je vais le lire en français. Un membre du parti sous menace d'une sanction doit être mis dans les conditions de pouvoir assurer sa défense. maanaam dem teew mën a waxal boppam. parti bi dañu ne. koo xam ne dañ lay bëgg a sanctionner sauf muy lu jàmp. bala ñu laa sanctionner dañ laa war a may nga déglu. loolu mooy état de droit mooy la balance. c'est-à-dire foo ko gisul rek muy ci parti muy ci daayira muy ci jàkka muy ci ASC ku ñuy atte ku ne te amul balance rek atte newu fa. Moustapha dañ ko waroon na bàyyi mu wuti avocat jël Ablaye Ndiaye bu ko neexee ne ko kaay défendre ma wala mu jël ab avocat titré ñu xool réglementaire bi pour défendre ko. amoon nga ko yow. aw man kay damaa jékki-jékki gis ci réseaux sociaux yi ne dàq nañ ma. man ci même format bi lañ ko defee. ci réseaux sociaux yi laa yëg ne dàq nañ ma moo tax ma dàq gi man amaluma ko. c'est-à-dire loolu li ma jublu et ça je m'adresse aux militants de l'Alliance pour la République parti politique ay nawle yu ànd la. ni ma jàppee ni ñu doxalee mbir mii ak ma ko jiitu ku nawloo nit doo doxalee noonu ñi ñu sant liggéey bi nawloo ki leen ko sant nawloowu leen parti bi ci boppam nawloowuñu leen parce que statut yi mooy sunu alxuraan julli yi bis bu ñu bàyyee alxuraan rek génn ci lislaam chrétien bis bu ñu bàyyee bible bàyyi génn ci lislaam ASC bis bu ñu bàyyee seen statut seen règlement rek génn nañ nekkatuñ ko kon encore une fois lii dal APR tey parti bu ne war na ko mooy na nit ñi di respecté na xam nga man bi ma nekkee alliance pour la kii wàccoog alternance nekk PDS bokk na ci lu ñu ma ràññee woon à chaque fois que Ablaye Wade di jël disposition ba xam dafa contraire au statut du parti ma yëkkati sama kàddu sàmm le code du travail moo tax Thierno Kona ba ni dàq ma banque centrale parce que xam nga lan la droit mooy lal ab ànd le droit mooy statut ak réglementaire du parti bi kon dans ce cas article bi ñu tëb xam nañ lu tax ñu tëb ko autrement dit man li ma jàpp te sax jàpp ma ko li statut yi wax dàqub Cissé Lo bi c'est illégal maintenant nag li ma jàpp mooy defar du wees man li may sàkku ci ñay nekki mag ñu baax ca parti ba parce que am na fa nag parce que nag damay bañ Sénégalais yi juum c'est pas parce que ay ñaar wala ñetti nit ci politique ñooy def loo xam ne xëy na rafetut ñu bëgg a nag peinture politicien yëpp ne nit ñu bon lañ déedéet mi demul noonu am na ñu baax am na ñoo xam ne kenn mosu leen dégg ñu wax lu bon man ne mosuma dégg Ablaye Ndiaye mu wax lu bon mosuma ko dégg Cheikh Bodou mosuma dégg mu saaga kenn ay 165 députés ñu assemblée nationale coalition même Benno Bokk Yaakaar xëy na lu mu tuutul mën na 135 waaye yenn yi dégguñu ko fa kon da nga ko fi am na question bu Ablaye Ndiaye posé bu am solo lim ne kan moo génne wax ji gis nga ki génne wax ji il est plus responsable que ci wax ji man yow ñun ñëpp kenn ku ne jëw na kenn ku ne ci nun jëw na bu ñu mënee suba ku mas a jëw ku ne bopp mbaam mooy doon sa bopp ñi Sénégal bu subaa ku yeew da nga doon mbaam kon ñi génne wax ji lu mat a seet la parce que buñ ko ci bàyyee ëllëg man damaa woo ba Ablaye Ndiaye mooy wax ak moom téléphone pour dóor ko ay galgal yoo xam ne ci biir ba mu wax loo xam ne su ma ko génnee rek ñëpp bàyyi ko. waaw te loolu loolu rafetul. waaw Djibi Diakhaté 2 poids 2 mesures fu mu amee ci justice wala ci société est-ce que du indi frustration ba pare mën a indi benn sentiment d'impunité également ci on prend un peu l'exemple ci mbirub ni ñu dàqee Moustapha Cissé Lo dàqee ko kii di Moustapha Diakhaté dàqee woon ko tamit ki ci mel ni Macky Sall ci Assemblée nationale ak ñi mu àndaloon ñoom Mbaye Ndiaye et cetera est-ce que impunité sentiment d'impunité ak frustration bu jaxasoo mënul indi jëye. waaw xam nga très souvent parti yi nekk au pouvoir dañ leen di gën a gis mais organisation yi nga xam ne organisation politique la wala organisation de la société civile yi ngay gis yëpp dañu am ay chartes comme ni ko Moustapha waxee léegi dañu am ay pactes moraux dafa am yoo xam ni sax binduñu ko mais ci histoire parti bi dafay dem ba bokk ci
ay gëm-gëmu parti bi yooyu dafay nekk li nga xam ne mooy nekk fondement moralu parti bi. alors loolu yëpp dafa nekk lu am solo loo xam ni boo xoolee ni ñuy jëflanteeg penc mi parce que nee naa la dafa am offre politique dafa am benn contrat ni ñuy jëflanteeg penc mi dañ ci am nag ay warluwaay dañ ci am ay charte maanaam man munuma nangu ci ñu ma nga xam ne jàpp naa ñu ay jiit lañu samay doom di leen xool. waxal ci micro bi samay doom di leen xool. di copier ci ñoom ñu war a nekk ay royuwaay yenn comportement yi dafa am problème la. en fait aussi suñu société dañu dem ba ñu nekk société boo xam ne dañuy wax ni dañu am crise des valeurs bu doy waar te crise des valeurs boobu benn déterminant bi dafa nekk crise des modèles maanaam ñi nga xam ne dañu war a nekk ay royuwaay ñu leen ñuy roy ci ñoom dafa am lu leen tënk te loolu dafa nekk loo xam ni lu am solo la ni ko Moustapha waxee léegi politique dafa am solo gis nga bu politique amuloon rayante mooy am ci penc mi. bien sûr politique moom mooy li nga xam ni moom mooy indi jàmm ci penc mi. mais nu muy indee jàmm ci penc mi dafay indee jàmm ndax ñi ngi waxtaan di jokkaloo ay xam-xam ay xalaat ay tëralin ay charte mais bu fekkee nag dafay indiwoo ay xiiroo ŋaayoo yoo xam ne dañ koy teg ci lu nga xam ni rafetul bu boobaa dañuy wàcc complètement yoonu politique suñu yëfu bopp la ñu ne. dama la wax sànq ne bu fekkee ne parti yi doxuñu ci idéologie bu fekkee ni parti yi doxuñu ci offre bu fekkee ni parti yi amuñu école du parti boo xam ni dafa am ay charte ay valeurs yu ñuy former militants yi bu boobaa li fay indi nit ñi mooy lu ñu mën a am ak nu may mën a def ba jege kii te loolu bu amee ci parti dafay indi ay jafe-jafe c'est vrai que nit ku ne mën nga am sa ay ambition bopp mën nga am sa ay intérêt bopp mais bu ñu demee ba nga xam ne dañu fàtte intérêt supérieur de la nation bu boobaa mën na indi ay jafe-jafe. ñenn ñi ascenseur lañ ko bëgg a def. sur le plan social. boo xoolee communiqué bi. dafa wax ne waxul je crois que waxul honorable député Moustapha Cissé Lo rek. dafa ni seetlu nañu ni fan yi bëri na ñuy def lu mel noonu. te boo ko dee xool ci fin bi dafa wax ni ñi ngi wax ñëpp ñuy def lu mel noonu nañ ko bàyyi. donc boo ko dee xool xaw ma ba xam liir ngeen bu baax. donc avertit fermement tout camarade qui adopterait des comportements et des propos à même de ternir l'image du parti. mu ni constaté nañu fan yi bëri na ñoo xam ne ci média yi waaw muy maanaam ñu bëri faral nañ koy di ko def ñi ngi def lu mel noonu. waaw donc lu waral loolu je veux dire que loolu parti bu demee ba wax ko. war na xoolaat ni muy fonctionner. parti bu dem ba ni seetlu naa ni. ci suñu biir bëri na ci ñoo xam ni ay militants lañu ñi ngi wax yu ñaaw ñi ngi koy daggee nu mu gën a ñaawee di ko wax ci média yi. léegi nag parti bu dem ba wax loolu mooy war na xoolaat nu muy saafara parce que parti dafa nekk loo xam ni dafa intéressé penc mi yëpp donc du lu ne moom moo fa war a mën a am dafa li fa mën a am mooy loo xam ni toujours dañuy xool luy jëmale penc mi kanam mais liy jëmale penc mi kanam nekkul rek ci ay tali nekkul rek ci ay terre nekkul rek ci ay pont nekkul foofu fi mu nekk mooy defar penc bu set bu silwise bu jaar yoon le président Macky Sall dafa wax une gouvernance sobre et vertueuse mais gouvernance sobre et vertueuse mooy gouvernance bu ànd ak dal ànd ak nit yu jub nit yu sell nit yu yiw loolu mooy gouvernance sobre et vertueuse nekkul rek nga ni budget bi lii et cetera loolu ñi ko yore mooy nit ñoo xam ne nit ñu sell lañu nit ñoo xam ne seen loxo yu set lañu nit ñoo xam ne natt nañ leen ñu nekk nit ñu jub nit yu am xam-xam loolu ci la gouvernance sobre et vertueuse mën a tegu te loolu dafa mel ni ñoom ci seen bopp ñoo ne am nañ fa problème. ci communiqué bi ñu génne Abdou Mbacké Bara Dolly tey gis nañu ay kilifa diine yu dugg ci parti yu dugg ci politique waaye est-ce que lii xew nii jamono ji moo leen dugal ci politique. waaw laaj nga laaj bu am solo xam nga kilifa diine bu dugg ci politique aayul li am mooy comme yow da nga doon dénkaane say baat ak sa lépp ñu yoroon la ko te nan la ko yor la baaxul nga ñëw teelu ko sa mooy li gën ndax ku ne xam na ni Assemblée nationale bi ñu fa nekkee ñun wuute na ak ñeen fa doon yabal ci mbirum fa ñu dëkk ak suñu doxalin ak population bi nga xam moom la ñuy liggéeyal. yenn saa yi tamit ngeen xuloo fa. kon yow mii sax loolu bokk na ci li tax ka ñu ñëw pour teew foofu noonu. wax ji nag li xaman moom jara wax mooy fi mu jógee ndax damay bañ rek ñu blâmer Moustapha Cissé Lo ndax aussi man bi ma ko yëgee Moustapha Cissé Lo ñoo bokk Serigne Touba bokk ensemble muy sama xarit daan ànd depuis 98 ba léegi Farba Ngom sama xarit la ñoo bokk Assemblée nationale ñoom ñaar laa mën a wax ndax ñoom laa xam
bi coow la amee mu fekk ma Touba kenn ku nekk déggante damaa yow wax ci la ma ci war a wax ba bi ma ñëwee démb ci suba ci loolu la waroon a xëy far lii xëy génn man lii sama rôle mooy même bu ma bokkut ak yéen partan bokk réew mi bokk Assemblée nationale lépp loo xamante ne mën na yàq bu ma si may def dinaa ko defar te aussi Cissé Lo man bu ma doon Macky Sall du ma ko dàq du ma ko dàqlu ndax ñi dàq Moustapha Diakhaté ak ñi dàq Cissé Lo bokkuñu liste bi dañ ko génne bale Mbaye Ndiaye mi ngi si woon dañuy dàq Moustapha Cissé Lo am na ñu bari ñoo xam ne nekkuñu Dakar dañ leen si dugal fekkuñ sax réunion bi maanaam commission bi matul woon fekkiwuñ ko sax kan moo ci bokkul woon loolu du ma ko wax déggante na ak moom ba pare ñu dàq maanaam Moustapha Cissé Lo ba pare ni dañ ko dàq définitivement ñoom si jëm boppam ci benn télévision sànq ci 20 heures mais bu neexee Moustapha Cissé Lo mën naa def maanaam recours absolument une contradiction kon dafa am loo xamante ni contradiction la maanaam il faut ñu bañ a foye sénégalais yi Moustapha Lo ba muy ànd ak Macky Sall boobu ànd jafe woon na mu gëm boppam dugal ko ci àll bi tey boo génnee tey Moustapha Lo bi ñuy nekk foofu Touba di wër ak Macky Sall boobu kenn bëggut ànd ak Macky Sall kon bu fekkente ni dem nañ tey ba mu neex situation bi ñëw mënoon na koo seere ni mu ko seere nag ñaar la après élection yi dana wax benn kilifa ma ni bul yàlla dénk nit koo xamante nii am na jikko yow jëlee sa jikko nga seere ko nit kooku ndax koo xam ne boo ko bàyyee mu yàq boo ko téyee mu yàq nga téyee ko jëm ko conserver moo gën bu fekkente ni tey Farba Ngom la lam si xam Macky Sall xawuma ko mais xam naa ni jigéen na ko te yàgg naa ak moom bu fekkente ni yaa xam mbay la moom wax dëgg yàlla jëru dàq Moustapha Lo ndax Fay Sall ñun ñi nga ay marabu yu ndaw lañ doon tuddee bokk ni suñu classe bi ñoo xamante ni moo leen doon wax ni leen wax leen li Macky Sall amoon na Macky Sall ku ko tudd woon courtier yaa xam mbay moo ne woon si ginnaawam aussi li ma gën a ñaawlu bokk na ci soxna su tedd si nga xamante ni tuddaal nañ ko ci mbir moomu metti na ma trop ndax xam naa mareem xam naa jikkoom waaye aussi Macky Sall war na seetaat seera njabootam ndax soxnaas jiitu réew bu ñu demee ba muy am nit koo xamante ni tekkiwuloo dara di am sañ-sañu di ko fekk këram di ko lëng kooku c'est très grave de la République. yaakaar naa ni photo yooyu suñu réseau bi dinañu ci génneel yenn yi kon Yakham Mbaye ban fit la am ak ban courage la am bay lëng maanaam première dame de la République du Sénégal di ko lëng di photo woog moom di ko génnee ci këram kooku yaakaar naa ni musuma ko lëng ban kooku l'islam sax da koo tere loolu kenn waru ko def lan lañ séq kon jàpp naa ni am na loo xamante ni Macky Sall war na xool ni kii mu yore mooy première dame de la République du Sénégal moom mooy président de la République wërta mën a maye lépp même ki mu bokkal ndey ak baay amul sañ-sañu ñëw fekk jabaram mu toog mu di ko lëng surtout que ab jàmbur boo xamante ni image bi moo tax daal ab jàmbur boo xamante ni nag tey loolu wuruloo ko def kooku pour man dafa yàqal république bi leen soppaat mooy tey bu fekkente ni ñun kilifa diine yi tey li am ni situation bi sama papa bi mu nekk assemblée 90 la fa nekkoon nekk fa ay kilifa diine 1990 la dugg assemblée moo ànd ak ngorom mi ngi nii lii lañ ko gën a ñaaw première dame bu def nii mbirub xaritoo la te xanaa wala mais xarit lii këram la marmus lii lan loo koy woowee lii nii contre valeur la wala mais lii baaxul maanaam première dame mais waroo may kenn koo xamante ne day ñëw di la yab bay def lii man mi nga xamante ni sama soxna samay rakk sax duñ ko jege moom mii noonu Moustapha noonu lislaam da koo tere lu islaam tere nag kenn waru ko def lii dafa araam kon jàpp naa ni lépp loo xamante am na rek Macky Sall mooy responsable ndax moo ko seetaan mais am na yoo xamante ni valeur yoo xamante ni bu fekkente ni ki jiite réew mu nekkul si moom pour mu nekk si njabootam day jafe yaa ngi loolu mooy li nga xam mooy li am gis nga ñun bu fekkee ne sama papa nekkoon na assemblée li nga xam moo nekkoon ci moom muy ngëm gi mu gëmoon di boole ñëpp dem bàyyi ko fa mu nekk fa ba léegi nii kon doom ñetti mandat assemblée nationale ba tey ñu ñëkk ay ñaar doom ñëw assemblée waaw honorable Abdoulaye Ndiaye mu yàgg ci assemblée wax na ko léegi fa laa bëggoon a dugg àndoon ak moom Moustapha Diakhaté mu ngi koy wax keneen ak keneen di ko wax muy lu nit ñi seetlu
depuis le début fi mu mettee tey est-ce que la solution c'était justement dàq ko ak ni ñu ko dàqee ak façon bi ñu ko dàqee quel que soit peut-être wax bu mu wax wala